jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi mbégte la ñuy am àllarba bu nekk bu ñu tolloo ci waxtu wi di am gan gu mag gu ñuy dalal fii seen émission face à Pape Alé tey nag dama am mbégte ñaar lay doon bi ci njëkk moo di kuñ dalal kilifa la ñëpp ràññeeku ci kujjee politique yi mu nekk jigéen ju mën góor mën nañ ko wax mu doon tamit première soxna bu ma dalal ci biir émission face à Pape Alé muy soxna Aïda Mbodj député maire ministre titre yi bëri na soxna Aïda maa ngi lay nuyu jox la kàddu gi nga nuyu mbokku téléspectateurs yi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim asalaamaaleykum Pape Alé maa ngi nuyu mbokki téléspectateurs yëpp. di nuyu waa des médias di nuyu suma rak Bougane Gueye Dany ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk di nuyu waa Sénégal te bu ma nee waa Sénégal nag dinaa nuyu Sénégal yëpp mais xam nga dinaa nuyu itam waa Bambey. waaw Bambey boo xam ne laa du ci ñàkk soxna Aïda laaj bu njëkk bi moo di actualité politique bi mi ngi nekk ci dialogue bi d'abord lu tax ngeen jël décision participer ci dialogue bi. waaw Pape Alé man dama lay féliciter d'abord dama lay féliciter parce que xam nga ni man ñëw naa bi ñuy dédicacer ce livre. ma la ciy gërëm aussi di la encourager te xëy na dinañ ci dellu siwaat ndax dafa am lu ma waxoon mais dama ko wax ci tubaab te bëggoon ko digal ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi. mu jëm ci livre boobu li nga ma laaj nag ci mbiri dialogue bi nga xam ne moom la ñu def président de la république lancé ko bi mu prêter serment mu lancé ko dama ko waxoon keroog bi ñuy lancé dialogue bi le 28 mai. ni Sénégal gisuñu fi crise moom nag moo ñu ëpp information parce que moom moo yore réew mi moo yëlif ministre de l'intérieur moo yore ay rapport am xam ne it fii metti ci réew mi parce que sénégalais la génnu réew mi xam na fii metti ci réew mi. te ba muy lancé dialogue bi boobu yii amaat sax muy violence yi nga xam ne moo am ñu noté ko Mbuur noté ko Ndar noté ko fu nekk ba noté ko ci dëkkam bërki démb violence yooyu amagul woon mu woote dialogue ñun ñi nga xam ne dara tënkunu parce que ku am droit ni bañ am nga droit boo nangoo nañu laaj li tax nga nangu moo tax ma apprécier sa question président boobu bi ma xamee ne woote na dialogue bi ñun ñu gis ni fal nañ ko ba pare te lay tax du def juróomi at ñun ñaanuñu ko yàlla parce que ay démocrate lañu. te amuñu feneen fu nu jëm nag fu dul Sénégal te dañoo bëgg dévolution pouvoir bi nekk sous forme démocratique. ñu ciy veillé itam. nekk itam ci sentinelle. te loolu dafa am sens bu ma la nee sentinelle la dinañ ci dellu siwaat dafa am sens mooy la dévolution démocratique du pouvoir moom la ñuy xaar. ku koy xaar ku ne nag buñ la nee ñeenti at yii leneen mënu fee am lu dul jàmm kaay ci jàmm jooju bu dee jàmm dong la ñor te jàpp nga ne war ngaa am li nga bëgg ci kaw jàmm war ngaa wuy ji kookee parce que li ñuy wax daf ñu ñor ndax dafa am lu fi amoon muy parrainage te neexunu parce que parrainage bi tànn dong la woon ak limité offre politique bi nga xam ne moom la nit ñi amoon man mi ma bokk ca ña nga xam ni dañoo leen rejeté woon te ma am conscience ne waruñu ma woon a rejeté jàpp nañ ni fichier bi def nañ ci lu ñu santaanewul te loolu buñ ci demaatee it la fi nekkoon moo fi nekkaat mooy mu amaat na mu ko amee woon ñu ne duñ ko def ak lépp li nga xam ne moo nekk ci juróom-ñetti commission yi nga xam ne moom la ñu def ci dialogue bi muy ressources naturelles yi di affaire décentralisation di affaire paix et sécurité loolu itam war a tax nit ñi dajaloo parce que liy xew ci yeneen réew yi bu ñu ne rek mucc nañ ci parce que ñu baax a fi tëdd dañoo war a jéggi loola ba yegg ci leneen loo xam ne dina indi jàmm ci réew mi ak ku dal ci sunu kaw ñun nan la ñuy def nekk benn yooyu yépp nekk loo xam ni ba nga xamee ni tànn na koo xam ne dal na sunu xel dañoo daal di dem wuy ji te wax dëgg yàlla wuy ji booba itam ñu nekk ca nag ca biir nekk ñu rek seetaankat. waaw ci loolu est-ce que gars yu bari ñu ne. président Macky Sall yàgg naa dugal dialogue jékki ba si yàgg naxante gars yi li mu bëgg mu def ko. gis nga Sénégal dañoo romb nax kenn mënatu la ndax kenn surtout nag ñi xamante. man Aïda Mbodj de waxuma ñeneen ña nga xam ne ñoo ma féete kaw. man ci caat yi laa bokk. man ci caat yi laa bokk waaye man rek mënuma nax. man rek ku ko yeewoon di guddi ni ko Aïda Mbodj dee nga féete ne da nga koo bëgg a nax dina yeewu ni la jàkkaarloog yow xool la nga xool ko mun la du kooku kenn mënu ko mais du la nax mais day def lu ko neex. bu defee lu ko neex ñu bàyyil ko fa parce que fii mu nekk Sénégal nekkul benn îlot boo xam ne dafa beru. gis nga biñ nee dialogue bi nit ñi dañ ni dañ ko sant
ñun suñu yoon nekkul ci sant nañ ko war a bañ koo sant moo ña ko sant la. en tout cas daal ñun apprécier nañ ni lu baax la. apprécier nañ ni mën na dalal réew mi. apprécier nañ ci itam ñi ko wóoluwul am na ñoo xam ne bu ñu leen séenee ca dialogue ba rek ñu war koo wóolu. ndaxte lañ fay waxtaanee loola war naa tax kenn ku ci nekk te suñ ci demee ba wax ak yow ci teedeer yi nga xam ne moom la ñu tëral. nga xam ne lañ fay waxtaanee war naa dal xelu ku nekk. bis bu ñu demee nag ba wëlbatiku ni dialogue bii doyatul suñu xel na ñëpp ña nangu woon ak ña nanguwul woon ak ña nga xam ni amoon nañ ci xel mu tey. nañu jàpp ni ñii kat dañoo gisul lu ñu xamul. parce que ñun jàpp nañ ne nekkaluñ fa suñu bopp rek mais Sénégal yëpp lañ fa nekkal. waaw ca dialogue boobu ñu bëri ñu ne Macky da ko sumboon rek lu mu ci gënoon a soxla mooy report élection locale yi te réussir na ko. loolu moom dama ko koy dindil li tax ma ko koy dindil moo di ñun ñoo ne. bëggatuñu parrainage ci élection. parce que parrainage bi ni mu doxee neexoon. te mënut a nekk ci local yi day métti. mënta nekk ci local yi waaye bu nekkoon ci local yi guerre civile mooy am ci réew mi. parce que duñu yàlla tere. looloo tax bëgguñu ko xam nga kenn du dem cour constitutionnel conseil constitutionnel dafa yóbbu ay parrainage yu ay localité dañ koy indil sous préfet ba wala ñu indil ko préfet ba. or ñoom joxoon nañ leen benn devise on s'engage ou on dégage. moo tax commandement territorial wëlbati na ko mu nekk benn corps d'élite boo xam ne ñëpp a leen respecté woon moom wëlbati ko na ko def ko nu ko neex. ñooñee nga xam ne ñoo leen fa teg duñu conseil constitutionnel. duñu cour des comptes duñu lenn loo xam ne ci pouvoir judiciaire lañ bokk. encore que principe de la séparation des pouvoirs Macky xamul lu mu doon. ñooña nga xam ne moo leen fa teg àllarba bu nekk mën na leen a dindi ñooña te ñun heure boo xamee ni changé na préfet rek dañ naan kii lu mu bëggati. waaw li muy changé administration territoriale bari na. Bambey yi ci raw seetlu nga Bambey préfet du fa def ñaari at. mais li loolu dafa conseillé ñëpp ko seetlu bari ki démb dama ne maa ngi dem parce que sunu préfet day dem ñu daal de ni ma waaw lu tax Bambey du am ñaari at du am préfet bu am ñaari at indeeti nañ fa jigéen xamuñu luñ ko fa indee xamuñu lan lañ ko wax ñu ngi xaar waaye bu fekkee ni parrainage boobu commandement territorial ñoo ko war a saytu képp ku am sa parrainage nga xam ne du jafe. ñu bëgg ko rejeter parce que nee nañu diw moomu warula taxaw nekk meeru sàngam. ak nouvelle question yi ñëw. yàlla bu muy dëkk bu am pétrole. yàlla bu muy dëkk bu am ay enjeu. ñu bëgg faa dindi xalaat ni nit kooka warul a nekk maire wala dara mais kooku day reyante d'autant plus que du doon maire ba rek du doon ki nga xam ne mooy déposer parrainage ba rek mais mbooloo ma nga xam ne ñoo ko parrainé ñoo dul nangu ñu rejeté ko loolu donc ci jàmm la bokk. su fekkee ni fichier bi wóoluwuñ ko comme ni ma la ko waxee léegi fichier bii fi nekk ku ci dem itam màkkee gañe loolu lu leer la piégé na ko ba pare te man am na ku boo nekk société civile koo xam ne moo ma ko wax. te pour fàttali ko ni ko moo ma ko wax moom ma ko waxee te jour bi nga xam ne ambassade de Suisse mu ngi def anniversaire kii am indépendance am te ba ma ko xoolee ba ca biir it seetlu naa ko mu am loo xam ne ñun ña nekk assemblée mënuñu koo régler mais jàpp nañ ne war nañ koo mën a régler ci dialogue bi. mooy audit bi. muy audit bi audit bi commission politique bi pare na ay conclusion ba jébbal nañ ko le président Famara Ibrahima Sagna te. fii laa ko koy waxee du ma nekk ba dem ak moom ci réunion de bureau wala conférence des présidents fii laa koy waxee di ko moom wóolu nañ ko. Famara. pour mu lancer audit bi pour mu seet ay bailleurs moom wóolu nañ ko pour mu doxal ko parce que commission politique bi encore une fois du dialogue politique commission la bu bokk ci juróom-ñetti commission yi. ni ci commission paix et sécurité bokke ni ci commission environnement et cadre de vie bokke ni ci commission ressources naturelles bokke ni ci commission décentralisation et territorialisation des politiques publiques bokke ñu wax ko ni ko na jël ay responsabilités am parce que wóolu nañ ko ba fii mu toll te suñ ko noppee wóolu àddina yépp dina xam ne ñun ñu ko wóolu woon wóolootuñ ko. mais Macky dafa mën a suul ndaanaan de. wax nga ko de. dégg naa sa benn chronique nga ne day suul ndaanaan te Famara ndaanaan la waaye jàpp naa ne fii mu toll tembe am naa ci yàqin parce que préjugé favorable li tubaab di wax waxtu wu nekk nit daf koy war a am préjugé favorable bi ma am ci Famara te moom la opposition bi am ba nga xam ne ba ko Macky di laataan proposé ñun proposé nañ man ma nga xam ne maa ca amoon ñagg-ñagg xol rek moo di man damaa bëgg waxtu wu ma ne d'accordatuma rek ma am dëgg te ki nga xam ni président moo ko tànn maanaam nguur gi moo ko tànn
man damay bëgg des ci sama statut opposition. pour que bu ëllëgee bu ma gisul lu ma xam mën koo ne kii kat d'accordatuma ci moom. te koo xas ba proposé mënoo ne d'accordatoo ci moom loolu tax ba ko opposition bi proposé man ma beddeeku leen ne leen d'accorduma ci ngeen di proposé. waaye gis nga la ma ci waxoon sax ñi gën a sceptique ci opposition ñépp nag laa la wax ñi ci gën a sceptique amul kenn ku gàncat tànn Famara ñépp àndandoo tànn ko muy loo xam ne gëj na ci Sénégal gëwuma sax ne mës na fi am. consensus boo xam ne ci benn nit boo xam ne macha allah yaa ngi dund am occupé li nga mës a occupé ci réew mi am fonction yi nga am ci réew mi ñu tudd sa tur kenn gàncatul sa tur. kenn gàncatul tànn biñ la tànn loolu macha allah yal na ko jig mais moom la ko yàlla defal. mais est-ce que ci dialogue bi dialogue politique bi ëpp ci solo parce que bu neexee dialogue national Macky am na programme am léegi mi ngi wax lan budget programme moom lay dawal. Pape nga la dialogue national ak dialogue politique amul benn commission moo am muy commission politique bokk ci juróom-ñetti commission yi te loolu damay insister. bu la kenn yóbbaale ci loolu. commission politique bi dafa commencé xam nga li tax mu commencé li tax ma ne la dama koy seppil sax moom Macky doonul dara ci rapport bi ñun ñoo ne bëggatuñu lii bu lii ak lii dindi buñ ko dindiwul. duñ def élection dootuñu bokk ci élection. mu ne ñu def leen seeni proposition ñu def sunuy proposition bi ñu defee sunuy proposition fekk na booba lancé nañ dialogue bi le 28 mai. bi ñu defee sunuy proposition ñu ne ñu jël leen 20 nit yu bokk ci majorité bi ak seeni suppléant muy 40 nit. jël leen 20 nit yu bokk ci opposition bi ak seeni suppléant muy 40 nit. jël leen 20 nit ci ñu bokkul fenn booleeg seeni suppléant muy 40 nit. kon juróom-benn fukki nit war nañoo siège. ñu jël société civile forum civil lañ fa. 3D nga fa. wal jooju Ndiaye xaw ma ban ONG la bokk mais mu nga fa. ak ñeneen société civile ba ñëw. ñu ni suñu bëggee nekk ba commencé dialogue bi lépp dañuy tardé d'autant plus que Famara bi nga xam ne désigné nañ ko ba pare tudd nañ turam depuis le 28 mai. nee na tant que installé wuñ ko dara du ko commencé. te suñu bëggee nekk loolu le 1er décembre la ñu prévoiroon élection yi ñu ne lii ñu gàncat ci doxalinu Macky Sall jëm ci élection ba tax ñu bañ a bokk élection. suñu ko commencé wul léegi kon faaw ñu def élection yi le 1er décembre parce que suñu deful suñu ñëwul assemblée. kon dañuy def élection yi le 1er décembre. or li nga xam ne wax nañ ko ne faaw ñu dindi ko pour élection am mënuñu ko woon a régler balaa le 1er décembre. absolument lii moo indi rapport ba ma yàlla rek laay waxal xam nga ni man moom lu ma mënula wax toog fay jooy. te yàlla rek laay wax du fu ma Macky Sall demal du fu ma Aly Ngouille demal. ba mu nii ma ko waxee ci sa micro bii noonu laa ko waxee ca dialogue ba parce que dañuy yabal suñu ay nawle mooy plénipotentiaires yi mooy juróom-benn fukk yi ma la wax. ak société civile bi. ñoom heure bu ñu demee diggante talaata ak alxames ju ne dañoo def ay OS mu tudd objectif spécifique. daal dee ne bii OS dañ cee bëgg lii comme objectif. bii dañ cee bëgg muy liggéey bu mucc ay xamkat te mboq ko ay juriste ca ay fonctionnaire de haut niveau nga ca kenn ku nekk la gën a baax ca sa parti nga yabal ko ca mu ñu dem ba ñu demee ñoom te parti yépp nga ca nag PDS doo nga ca nekkul. parti yépp koy yaakaar na newu ca it. mu nga ca dialogue politique PDS. looloo tax. sa mbokk journaliste yi nga xam ne dañoo bëgg a daganal dialogue politique tudde ko dialogue politique mais du dialogue bi benn dong la muy dialogue national bi nga xam ne moom la Macky Sall lancé am na nag commission politique bi ñun ñii ñoo décidé woon ne na commencé léegi ndax ñu mën a gàttandu 1er décembre bi. ok ñu d'accord d'autant plus que moom Macky ci boppam dañoo am ay gage ba la ñuy dugg ci dialogue commission boobu. commission politique boobu. bala ñu ciy dugg. dañoo am ay gage yu leer naññ ci Macky mooy nee na lépp lu ngeen def dama koy fàttali fu ma toll lépp lu ngeen d'accord parti yëpp d'accord ci buy consensus loolu dama koy nangu acté naa ko lu ngeen d'accord ba yéen ñëpp ngeen d'accord ci acté naa ko lu ngeen juboowul nag foog ngeen indil ma ko. ba ci bulletin unique.
bulletin unique wax nañ ko d'accorduñ ci. mais bulletin unique soxna Aïda xam nga ne wax bulletin unique wax fa dëgg neex yàlla. dañ koo limal dëkk yi nga xam ne Sénégal. xam nga Sénégal ñoom fu ñu toll jàpp nañ ne ñoo war raw dëkk yi. mais rawaange mu ngi ci acte yooyu. waaw parce que yooyu ay exemple la yoo xam ni mooy wane ni man mii kat bu ma neexee ni dëkk sàngam maa ko raw mais gis nga Pape Alé. xam nga Sénégal yabaate weesuwul sa moroomu nawle dëkk nga naan ñàkk la xam nga ñàkk mooy lan. ñàkk mooy ca ginnaaw àll ba ñañu tudde woon ñàkk tey ñoo nekk ci digg bi. gàcce la ci démocratie bu dellu ginnaaw la ndax suñu doxaleen rek. suñu doxaleen ak frilosité boo xam ne nguur gi daf koo am nga xam ne yenn yi boo koy seet ba nga mu yàgg da nga naan ñàkk gëm di yàlla la ndax ku gëm ne suñu borom mooy joxe nguur am na yenn yu bëri yoo xam du la ci fekk. te loolu nag moom la ñu seetlu. mais bëgg naa nga wax ma est-ce que du ndëgg sarax tamit pour jàllale 3e mandat. Papa 3e mandat mënu la am xam nga man ànduma ak Macky Sall. waaw mais yéenewu ma ko sax ma di ko xalaat. yéenewu ma ko parce que gis nga affaire 3e mandat daf ne parce que d'abord man gëm naa ko gëm naa ne du def 3e mandat te gëm naa li mu wax ne li ma ciy wax naa ko ba pare xam nga lu tax lu mag def dee bu dekkee dootu ko def. te Macky ëppul daraja Ablaye Wade ëpp ko manoore ëpp ko jëf. te Ablaye Wade mag mu yàlla taral la. te 3e mandat jógu ko kon nan lay jige Macky Sall man jàpp naa ne. xaritam yi ko gën a bañ yi ko gën a bëgg tey ñoo koy éviter waxu 3e mandat waxuma la def de mais wax ak xalaat. d'autant plus que mbiru 3e mandat dem na ba léegi c'est le combat de la jeunesse africaine. gis nga ci Afrique ci boppam. d'ailleurs dëkk yi nga xam ni yépp seeni borom dañoo bëgg am jàmm ñoom ñoo commencé yeewu ca njël ni man de bu ma kenn tudd ci 3e mandat kàccet ma ci kàccet ma ci waaw donc loolu doy na misaal te man dama lay faral di dégg nga naan ku artuwul dina atte yaakaar naa ne li xewoon fii 2011 Pape Alé yéen ñëpp ngeen taxawu ci ànd ci daal dee ne du fi amee ñu ni lii la président Ablaye Wade bëgg dinañ ko ci jàppale def lu nekk ma dugg ci biir réew mi jàpp ànd ak jigéen ñi di wuti caution taxul mu jàll mieux ba mu jàllulee leneen la moo ñu ci fekk te nag président Macky Sall loola mu amoon jigéen ña ànd ak Ablaye Wade di wut caution sax moom du ko ci fekk gis nga ña mel ni yéen wëlbati ko ànd ak moom ca loolu mu bëgg nga xam ne ca la buruxlu ba nekk président de la république ñooña yaa ngi fàttaliku yu bëri ma mere leen ci lool du ma la ko nëbb Pape Alé bu ma jàkkaarloog yow te waxuma la ni la chronique bu ma déglu ci yow rek mbëlee naa la chronique bu ma déglu ci yow nee naa la ñaw laa lay wax ñaw boo xam ne sama néeg man dugg ñëpp koy dégg parce que yéen ñi doon sama wëlëri ñëpp dañ ma bàyyi woon ndax xam ngeen ni man Ablaye Wade mooy sama xol mooy sama bakkan ngeen. waaw moom dama lay wax man fii. ci démocratie bu ñuy bind livre démocratie. waaw. Macky Sall bindu ci benn ligne. ah non mais Wade moom ay chapitre. non mais yéen loolu dafa baax ci yéen parce que xam nga àjjana bala moo neex nga génn safara dem àjjana mais xam nga kañ la safara di metti nga génn ci àjjana dem ci safara. te yéen loolu moo leen dal yéen dafa am da ngeen doon xeeb xal. far nag am daay. waaw daay léegi. waaw ba laaj la beneen li ma dégg man est-ce que dégg nga ko ñu leen dañoo bëgg a nommer maire Dakar par décret. waaw dégg naa sax ñu ni ci dialogue bi lañ koy jàllale. dama waaru sax mais loolu du recul démocratique. non. loolu c'est scandale la loolu il faut nga wut beneen moo bu gën a grave scandale. loolu du lu kenn xam. te loolu gis nga loolu bu fekkee ne loolu dañ ko bëgg a jàllale ci dialogue bii. dialogue bi day tas. du tas rek day rajaxoo bu boobaa kay du tas rek day rajaxoo ak ay conséquences am. parce que nag. ku nekk jël sa responsabilité parce que nag mbir mi kon day mel ni dafa am benn sëriñ bu wax rek ni ko defal lu la neex muy tester ndax sëriñ bi mën na wala déet waaye bu boobaa dialogue bi du tas rek day rajaxoo parce que loolu amul ku koy nangu. gis nga Pape Alé dinaa la defal benn confidence. gis nga mois de mars bii di ñëw incha allah. war naa soutenir benn thèse. thèse doctorat
xam nga lu indi thèse bi. dama doon def ay études de relations internationales. absolument ma commencé. bind sama projet de thèse. def ko ci terrorisme. def l'impact du terrorisme sur les relations internationales africaines. gis nga biñ ma destitué. te du ma noppi mukk di la gërëm ñang billaay ku ne da nga faral nit te itam kenn ku ci nekk am na bis boo xam ne faral nga ko. am na benn bis boo xam ne li wolof yi di wax naan mag lu mu bëgg a wax te mënu koo wax ko waxal mu jël. billaay man sa chronique gu 28 avril 2016 ba keroog waxal nga ma loo xam ne moo nekk ci sama xol te booba yaarax mujj Cheikh Sidi Makhtar nee na ma bul wax. du ma ko fàtte mukk moo tax du ma la féetale kenn du ma nangu ni kenn la moom. du ma nangu ni kenn la manipuler du ma nangu ni kenn la fay. ndax man ba nga koy def booba gisante woog man sax. waaye def nga sa liggéey journaliste analyse nga rek xool méthode bi ma yore. gis nga keroog bañ ma destitué le 22 avril le 22 avril 2016. ca laa ñëw Babacar Diallo maa ngi koy nuyu suñu directeur école doctorale bu CDS. aywa ñoo bokk l'école. mu ngoog waaw kay exactement. ma ñëw daal de ni ko man de dama gis ci programme bi coopération décentralisée mu ne ma waa décentralisation ci biir man ko dama bëgg a changer de sujet mu ne ma Aïda yow def nga kii ba pare def nga projet de thèse ba pare man ko pareegu ma mais dama bëgg a def réforme xam nga moom nag il est élégant. ma ne ko man dama bëgg ne il faut qu'on abandonne l'état jacobin mu ne ma non 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 bul wax loolu c'est trop dur. ñu daal di wut. beneen kile nouvelle réforme. portée sur la gouvernance territorialisée. pare naa ko maa ngi am encadrement wu le prestigieux professeur Babacar Gueye. Babacar Gueye. waaw le professeur Babacar Gueye moo may encadré maa ngi koy gërëm di ko sant. donc ñu nekk ci. gis nga bi ma pour te dire xol bu tàng ni mu mën a pousser nit dafay gonfler nit. en 15 jours en moins de 15 jours presque une semaine bind naa 17 pages yi nga xam ne mooy projet de thèse bi parce que daaw du ma nelaw guddi parce que dafa am loo xam ne boo koy génne ci sa bopp di ko génne ci sa yaram ñu teg la toor boo xam ne mënoo fayu noonu rek nga ko mën a fayu bi ma ñëwee ci grand oral bi pour ma nekk doctorante jury bi daf ma ne première mérite bi nga am mooy defuloo comme sa mbokk politiciens yi demuloo di xeex ci rajo yi demuloo di woo ay xale pour ñu sànni xeer ak di lakk pëna da nga préféré xeex ci espace universitaire sur le plan académique nga préféré xeex mais yow Pape Alé man ma tuddee loolu nga xam ni dañu nangu sama suffrage ay électeurs nga xam ni keroog bi nga xamee ni gagné naa ñaari ministre en fonction yi jour boobu yow mii yaa ma tuddee lion di Bawol ni ma yow mii yaay Lion di Bawol keroog la Lion di Bawol génn defe naa dégg nga ma di ko expliquer benn nit benn sa moroom journaliste ma doon laaj fu Lion di Bawol jógee ma ne ko dafa am benn journaliste boo xam ne guddi googu moom mu ngi doon suivre élection wu Bambey guddi gi bi ñaari ministres yi tëddee te ba ñaari ministres yi tëddee xamoon naa ne dina leen dàq parce que loolu mënu ko supporter te foo seetloo ku gagné ministre am rek def na la naka sudul noonu moom la def Khalifa Sall parce que ba ngeen ma laajee dama ne leen Khalifa Sall lii muy def président Macky Sall xamoon na ne mu ngi ci te bu fekkoon ne tey Mimi ma mu yebaloon moom moo gagné kon kenn du ko def dara parce que du la baal loolu moom du la ko mus a baal moom. waaw mais bu ay ministre am tëlee nag. mais dafa mën xarit ak mën a xaritoo moom kay problème bi mooy est-ce que yow xaritam nga mais xaritoo moom mën na ko. mën na xaritoo ba nga xam ne liñ naan bëtu mbëggeel jël na gàkk. moo ci nekk ak lu gàkk-gàkk bi toll nag ak nu gàkk-gàkk bi toll moom bëtu mbëggeel moom ku mën xaritoo la. soxna Aïda nomination maire Dakar moom loolu kenn xalaatuñ ko te yaakaar naa ne. looloo nar a tas dialogue bi ñu ngi ciy am yaakaar. gis nga dialogue bi moom. wax dëgg yàlla ku la wax dëgg. ñu ngi ciy bëgg am yaakaar te itam ku bëgg jàmm ci Sénégal wala nga bëgg ñu waxtaane mbiri Sénégal wala nga jàpp ni mbiri Sénégal ci waxtaan la war a fajoo warta fajoo ci fitna. rek di nga soutenir dialogue bi te ñun opposition bi kat xamante nañ ku nekk am na looy topp. fi mu nekk nii am na ñoo xam ne suñ leen ni woon contrat pétrolier yi nga xam ne moo fi amoon dañ koy réviser am na ñoo xam ne ñëw ci dialogue bi waaw. ndax am na seet ay xarit yu nekk bitim réew yoo xam ne bu doon seen sagu ñu dindi contrat yi fi nekk. bu ñu leen nee itam ñu ngi préparé waat parce que loolu bokk na ci suñuy terme de référence. nouveau contrat yi nan lañ koy libellé parce que am nañ ay audition
ñépp ñi nga xam ne contrat yu njëkk ya defoon nañ ko dinañ ñu wax nan lañ ko defaree. ci dialogue bi nouveau contrat yi dinañ wax ci nan lañ koy defee. phosphate bee ca Bambey dañ ni woon petite mine la dina dem grande mine dinañ xam nan lañ koy octroyer licence bi. licence yi ñuy octroyer yépp yow tam ñun du ñu dem tool yi fa bayit du ñu ay faire valoir am na ñoo xam ne bu leen séedee ñuy dem sax xam ne du ñu faire valoir. xam nga lu ñuy def dañuy def benn pause publicitaire continuer waxtaan bi parce que ku la topp sunu ñi nga xam ne mooy sunu partenaires yi dañu mere ñu def benn pause publicitaire très rapidement dellu soit continuer waxtaan bi ak Soxna Aïda Mbodj. Expert Group moo leen di may seen émission Face à Pape Alé. Salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi fi mooy expert groupe voyage. waaw. est-ce que naa la xamal leen réew mi maa fi ëpp alal te mënu maa feex ba am visa. sa coono jeex na toogal. alhamdulilah. expert groupe voyage dañu lay dalal toppatoo la dañu lay defal assistance ba nga am rendez-vous ci ambassade bi am sa visa ñu jaay la billet avion fexe ba nga dem fi nga bëgg a dem ci àdduna bi. lii de lan naan caw sa xiir doom. réservation ak jaayum billet avion yi wàññi nañu njëg bi ba moins 20%. préinscription élèves ak étudiants à l'étranger defal la assistance visa pour bépp profil nga doon commerçant entrepreneur fonctionnaire ouvrier artiste sportif yéen ñi bëgg a dem voyager dem États-Unis dem Canada dem Turquie dem Dubaï dem France dem Angleterre Espagne Japon Italie Belgique Allemagne ak Chine Expert Group dafay def aussi location de voiture umra pèlerinage à la Mecque ak ay njëg yu xewale. am naa visa. Nous sommes au Central Park, ex-centre commercial 4C. Appelez-nous au 77 048 01 56. Nous sommes aussi au centre commercial Touba Sandaga, 3e étage, au 77 720 89 32. Nous sommes aussi dans les régions à Saint-Louis, sur la route de Khor, 77 767 54 54. www.expertgroupevoyage.com. may fàttali sunu mbokku téléspectateurs yi ne ñu ngi wéy ba tey jii di seq waxtaan ak ki nga xam ne moom la ñu dàkkantale la Lion du Baol te mu nekk kenn koo xam ne xam nañ ko bu baax a baax ci ay kàddoom jaxlawoo ci corps de contrôle yi nga xam ne man dama déggoon Macky Sall di wax gouvernance sobre vertueuse Abdoulaye Wade loo ko mën a sikkee Cour des comptes daana génne saa su ne rapport am ARMP daana génne saa su ne rapport am inspection générale d'État daana génne rapport ñun toog nañ 2016 ba 2020 2014 ba 2020 gis ñu rapport Cour des comptes ARMP kenn daawatul wax ci waxam IGE kenn waxtu waxam OFNAC 24 rapports ma nga ci table procureur CENTIF 55 rapports est-ce que loolu dina méngoo gouvernance sobre et vertueuse. su ma jëlee Cour des comptes rek. Pape Alé Cour des comptes bokkul ak OFNAC bokkul ak IGE. Cour des comptes ci pouvoir judiciaire la bokk. te teggin même bu fekkee ni ce principe de la séparation des pouvoirs amul Sénégal assemblée baa ngi ci waawam. justice baa ngi ci waawam sëgg na waxuma ko magistrat yee ko wax. ñoo ñaan indépendance fu ñu toll. nee na ñu ngi ñaan indépendance même su fekkee ne loolu amul. mais corps de contrôle ba nga xam ne dafa bokk ci pouvoir judiciaire boobu. te yow foo toll yaa ngi wax gouvernance xam nga lan mooy première charte am. daf ne ñuy publier rapport yi at mu ne. daf ne at mu ne ba pare boole ci ni bu mu am retard maanaam bu at mi jotee rapport daaw bi ñu publier woon ko janvier daf ne bu janvier ñëwee bu at ma dellusee mayu ñu la nga publier ko février. xanaa looloo gën a dee nga toog juróom-benni at bañ ko publier ba dégg naa lettre bu ñu bind. bu ab magistrat bind ni la loolu bokkul ci bonne gouvernance parce que noonu lañ ko waxee ca charte ba. dañ ni ca charte ba
la bonne gouvernance voudrait que chaque année ñu koy publier mu ne ñaareel ba ne président bi ci boppam déclassifier rapport bi pour nit ñi askan wi xam lu nekk ca rapport ba parce que jàpp nañ ni li ñuy contrôler ca comptable public yi xaalisu askan wi la ñetteel ba ñu ni ko jàdd nañ ko teg ci yoon bu dee Cour des comptes dafa def ci rapport am ni lii dafa war a dem tribunal jox ko garde des sceaux charte bi def ni bu président def benn influence ci garde des sceaux ba garde des sceaux di def influence boobu ci procureur. président de commission la wax. loolu ba jaaxal commission sax nag daf ko jarul. parce que commission bi loolu mooy yéen rapport yi ngeen def moom kay li gën a yomb mooy na leen wax bu ñu defati rapport. parce que moom rapport Cour des comptes yooyu daf ko waroon a ériger en directive présidentielle. looloo doon maandu te itam bonne gouvernance bi muy wax pour ñu gëm ko loolu rek la mën a doon. ndax bul wax nga jamonoy Ablaye Wade ñun de jamonoy Ablaye Wade audit boo xam ne IGE bi nga xam ne ci exécutif la bokk de. bokkul sax ci pouvoir judiciaire. IGE waxtu woo xamee ni def na directive bi automatiquement dañ koy ériger en directive présidentielle. man de mës naa laaj exceptionnellement IGE na ñëw seet si ma sama ministère ndax boobu dañ ma doon door a jox crédit des femmes. ma bind sama premier ministre Macky Sall. xëy na bu fàttali ko yooyu dina wëlbati affaire yi. mais yow rek ca diggante ak Macky Sall man kaala ma def daal. doy na kaala ma def doy na kaa de. yow ni ko jàppalee woon ba mu nekk biir PDS. bëgg ko. mu nekk numéro 2. bëgg ko waaw genn wàllu PDS yëpp bañ ko. mu xam ko njabaram xam ko yow. waaw. fu mu yow. fu bala moo dem fenn ma jiitu ko fa. waaw ndax bëgguma mu am benn quoi. waaw. 42 mois yi amoon ca Fatick. maa la ko wax kooku sama yaay la moom. waaw loolu 42 mois yi mu nekk premier ministre yëpp. maa nekk ministre de la femme parce que yenn ministères yi sax amoon na jeu de chaise. waaw man nag keroog bañ ko nommé le 21 avril. 2007 le 22 lañ ma nommé. biñ ko démettre ci biñ ko démettre ci premier ministre. le 19 juin. 2007 ñun ñaar lañ dindeendoo. man daal jaaxal na ma daal loolu jaaxal. waaye intérêt bi rek mooy xam naa ko. ma bind ko lettre ni ko PM man dama bëgg ñu auditeel ma mun ma ay dem bëj yow ministre looy doyee IGE ma ne ko ankay parce que coowal jigéen ñi duma ko nangu te comme dama bokkoon ca ña doon coow. parce que li tax ma ne la lu bëri waroon na ko jàng ci Wàdd lu mag def ba dee bu dekkee war na koo bàyyi. gis nga Samba Diallo bi nekkoon Senelec moom lañ ma yónnee IGE gis nga 10 directives yi nga xam ne moom la 10 recommandations yi mu def. dañ koo def. directive présidentielle lañ ko def nga xam ni loolu moom Wàdd daf ko daganaloon waxuma laay na Cour des comptes Ablaye Wàdd ñoom Modibo Diop ak Bayla dañ leen di jàpp booba Cour des comptes moo leen épinglé. mieux même chambre administrative bu Cour des comptes bi nga xam ne civil yi lañ ko réserver nga xam ni yeggul ca sanction pénale bu ñuy jox procureur suñ la ci mësee ñëw ba def recommandation ni kii bu mu assumer ti benn fonction administrative wala benn fonction de pouvoir bu mu nekkati ordonnateur de crédit dootoo ko nekk loolu gisuñu ko fii te loolu nag lu doy waar la lu grave la parce que Cour des comptes ñun même assemblée député yi institution bu ñëw ñun opposition bi bu ñu neexee voté bu ñu neexee bañ a voté Cour des comptes dañ koy voté budget à l'unanimité parce que institution yi taxaw bareetul te moom bokk na ci jusqu'à présent yi nga xam ne taxaw gum nañu. ñu jàpp ne dañ ko war a crédibiliser parce que ku mel ni ñun de suñu parti Alliance nationale pour la démocratie dafa bokk ñun suñu programme bonne gouvernance daf ci bokk mooy transparence mooy sanctionner ñi nga xam ne fauté nañu mooy kii régulation ci gestion bi des deniers publics donc loolu mooy crédibiliser Cour des comptes te Cour des comptes bu sanctionné wul moom rapport yi nga xam ne génn na ko d'autant plus que rapport yoo xam ne
man bu doon sama soog buñ ko déclassifié nañ koy wax en wolof parce que ñun kat Pape Alé kee ñu ca am. muy le maire de Lambaye nee nañ muy directeur général. non léegi xam naa ne ma koy def bàyyi ma jël ko wolofal ko ci biir. jar nay wolofal de. du ko wolofal parce que xam nga kooku suñu nee mu ngi def ay juróom-ñaar fukki millions. ci ay kile nu mu tuddati ay indemnité de déplacement parce que dafa ñëw Bawal te Bawal man maa gën a mën a taxawaalu. màggal gu jot bu ma demul yónnee naa. rajo ba ca Bambey day retransmettre en direct màggal yëpp te kenn déggu ko fenn. kon xam nga ne kooku bu jëlee juróom-ñaar fukki millions président Macky Sall moo waroon a sax jëkk a sanctionné parce que moom la jëkk a tooñ ndax moo ko waroon a nekkal foofu. dëkk ba mu nekk dëkku kilifa la ay kilifa diine ñoo fa nekk. bi Serigne Touba waree ñu war ko assigner résidence surveillée dans le Bawol biñ ne dañ koy indi Bambey daf ni 3 de ses principaux lieutenants ñu ngi à moins de 6 kilomètres de Bambey muy Lambaye googu. kon dëkk boobu ku fa dëkk ñuy defi cant di defi màggal di defi ñaan di defi kaamil gisuñu la dégguñu la ñu ne fa ngay liggéeyee jël nga fa juróom-ñaar fukki millions yoo xam ne da nga ne woon da ngay dem ca dëkk ba ngay wax parce que dañ ne Jurbel lay dem ak Gossas te Jurbel ak Gossas ay weekend la fay def frais de mission yoo xam ne fa muy liggéeyee ca Ndakaaru ñoo ko war a fay te ñun gisuñu ko dégguñu ko loola xam nga ne teguwul fenn te yooyu la Cour des comptes génne moo tax ma ne la faaw ñu ko de ko wax en wolof. ñaar fukki rapport ak ñett lañ déposé ko. te procureur waxu ci dara. te Seynabou wax na ko de. wax na ko. parce que nag Pape Alé gis nga ñun sunuy wax naan nañu fal jigéen ñi dañuy xool tam jigéen ñi. loolu moo tax am na lu ma déggandeem ci affaire li nga doon wax léegi ci affaire mairie Dakar. ni dañ koy nommé dégg naa ñu ni Aminata daf ci wax dégguma ko nag. mais dama dégg ñu ne Aminata Mbengue daf ko proposé au niveau du haut conseil bu mu ko def Aminata weesu na loolu moo mag loolu. parce que doo nekk kilifa ba yegg ci juróom-ñaar fukki at. nga xam ne tey ay honneur rek nga war a am jigéen ñëpp yoral ko njukkal. muy wàcce boppam ci loolu. te nag wax dëgg yàlla su defee loolu la nga waxoon dinaa ko bëgg a gëm Macky dafa ay ca ndaanaan. yii suul ndaanaan la ay. waaw loolu maa ngi koy bëgg a gëm parce que bu ko defee dinañ ko weddi. te loolu baaxul ci moom bu mu ko def man fii laa ko koy waxee de façon solennelle sama mbokk la sama mag la mais maa ngi koy wax de façon solennelle ni ko loolu àddina jaru ko te nag man président bi gëw ma ne xaritoog moom wala bëgg koo jàppale dina jar yenn yi ndax Nafi Ngom Keïta mii ñuy wax ci OFNAC kenn gënu ko wan a jege Macky Sall mais moom li mu bëgg soo ci jaarul mu defante kook yow loolu moo tax toujours wax naa ko keroog ci sa livre ba. nee naa la ñi nga xam ne dañu nekk en exercice nañu moytu bu ñu def naka sudul noonu bu ñu dal ci kaw kenn parce que ëllëg ak si biir kenn du leen mën a soutenir. parce que dañ naan bañ ca nekkee. wut lu ko neex moo taxoon ñuy def naka sudul noonu. te moom kat buur dëgg la nag buur daali la sax. liñ naan buur du mbokk Kocc Barma ko waxuma ko moom daali la nag daali la de buur la buy nguuru kon nag nekk xaritam ba tax nga fiy proposer loo xam ne defuwul loolu kenn du la ko nangul te cër ba nga amoon ci nit ñi da nga koy ñàkk. te gàcce nga ciy mujjee rek. da nga koy ñàkk. dund gu seer na de lépp a yokku. dund bi de weesu na cher. waaye ñun dañ ko prévoiroon. ba ñu nee dañuy yokk waaye yéen yaa ngeen ko wax opposition bi. ba sama intervention bi ñu yokk carburant bi wax naa ko. ma ne ko yéen a ngi yokk carburant bi mais léppay yokk bu ñu yokkee électricité bi léppay yokk parce que chaîne la. absolument chaîne la parce que ñiy jaay itam jaayuñu pour perte. ñiy jaayuñu pour perte donc dafa am loo xam ne dafa essentiel te mënta ñàkk su fekkoon ne encore une fois ñu ngi koy tegale ci yoon mais xoolal àll beeg suñu paysans yi. waaw gerte gi ren sonn nañ. mais Moustapha Cissé Lo wax nañu lu tax man de nee naa leen du ma ci wax. parce que Moustapha fa mu ko waxee tamit fa mu ko waxee fa la ko war a waxee. fa la ko war a waxee. assemblée nationale moom ba pare di premier vice président. waaw ba pare nag wax na ko nee na man liggéeykat laa ci gerte. dëkk Bawol ba pare défier leen ne leen soo leen. kenn tontuwul. ba léegi kenn génnewul liste la mu ña mu tuddoon ci liste ba weddi wunu muy lu ñaaw dama koy ñaawlu di ko naqarlu ci sama tur bokk ya nga xam ne ñoo nekk ca bassin arachidier ba chinois yi kenn waxul woon ni bu baykat yi jaay mais fi mu nekk jënd nañu parce que ñoom defuñu chèque
ñoom seen xaalis bu bari la ñu jël dugal ko ci biir seeni saako mboros saako yi dem jënd bu boobaa nag gouvernement bi mooy perte Pape Alé parce que gouvernement bi moo subventionné semence yi ñu bay génnewuñu semence yi lu dul jël gerte gi xaalis bu teew ñëw ñu jaay ko kuñ ko jaay ñu ko sénégalais yi nga xam ne huiliers yi nga xam ne dañoo ne war a am lu ñu liggéey am seen place ñu daal di koy jaay chinois yi génne ko yóbbu léegi nag ñi nga xam ne ñoo war a liggéey amatuñu lu ñu liggéey ñi war a defal diwlin amatuñu lu defal diwlin. ñu commencé dàq d'ailleurs. ñu commencé dàq waaw Copel. ñu ngi dàq parce que huiliers yi ci seen bopp ñoo amatul matière bu ñu liggéey. dëgg la parce que amuñoo gerte. loolu buñ ca tegee yow nga ne uyee maa ngi ca kaw ku ma neex laay jox jël ay bon di ko jox ay nit Moustapha ba mu ko waxee ba léegi ku ko weddi. moom kay def na leen coow li lu mu gudd gàtt rek boo leen ma weddee génne leen liste bi nag boobu ba léegi kenn génnewu ko. ah assemblée kay wax ay nit. waaw ci assemblée. la toog wax ay nit ba mujj bëggatuñu sax mu wax. ah ñun ña nga xam ne ñoo fa nekk tam bu ñu nee Moustapha du wax wala ñu soril ko ñun ñu jox ko suñu place man de noonu lay def ndax mu wax parce que la muy wax ñun dañ ciy jàng. dafa am njëriñ. te itam c'est une voie autorisée. accès des femmes au pouvoir yàgg nga cee xeex. waaw xam yàgg naa cee xeex Pape mais li nga xam ne dafa xew. moom lay dànkaafuwaat parce que jigéen ñi dañu seetlu ne dinañu yéeg. parce que loolu bu yàggul ci Sénégal dañ daan wax ne dëkk yi nga xam ne ñooy ci Sénégal ak Afrique sax dëkk yi nga xam ne ñooy jox jigéen cër dëkk yooyu ñoom la ñuy jox sax financement yi nga xam ne ressources yi nga xam ne moom lañ soxla pour développement wu réew mi mais Sénégal depuis Wade wallaay du li ma ànd ak Wade moo tax mais depuis Wade bi nga xam ne moom moo créé condition wu parité ak la nga xam ne def na ko ci Union africaine parce que fa la jëkk a defee parité 2003 Durban ak ni nga xamee ni noonu la def ne non seulement CEDEF bi nga xam ne mooy convention bi éliminé bépp xaajale boo xam ne dafay lor jigéen ni Sénégal ratifié na ko 98 mais moom bi mu ñëwee 2000 dafa ratifié protocole optionnel bi nga xam ne Sénégal ku jigéen koo xam ne defal nañ ko discrimination bu ko neexee dem Nations Unies nga xam ne état yu bëri ñemewuñ ko lii nga xam ne moo ñëw ci criminalisation du viol bu yàgg la ko Union africaine santaane woon sant ko pays yi engagé wu ci mooy li ñu tuddee le protocole de Maputo ñu def engagement Sénégal nga ko ratifié novembre 2004 ba 2015 ñu ciy sant président Macky Sall muy criminalisation viol yooyu yépp luy jariñ jigéen ñi la ndax seen protection la loolu yépp taxaw nañ ci Wade taxaw ci waaye donc ñun Sénégal amatuñu problème mu def conditionnalité la responsabilisation et la participation des femmes lu ñu bëgg accès des femmes aux instances de décision dañ leen di dànkaafu dañ leen di dànkaafu li ñu leen di dànkaafoo mooy wax leen ni jigéen ñi bu ñu fi nekk di servir de faire valoir loo bëgg poste président bi bul nangu muy def naka sudul noonu bul ci ànd ak moom parce que Pape Alé ci publicité yeeg yépp seetlu nañ ko dañoo bëgg toujours les salles bu la ñu di ko def loo jigéen ñi loolu du yoon te dootuñu ko nangu kenn dootu ko nangu donc bu doon sama sago jigéen ñi ñu dànkaafu leen ci loolu mais aussi fu mu nekk fu benn jigéen nekk na tiire yeneen jigéen ñi parce que loolu mooy indi développement synergie d'action ba pare ñu di leen tiire ñu jëm kaw ni japonais yi mel ni nga xam ne noonu la chinois yi sax ci seen bopp di def nga xam ne kenn ku ci nekk fu mu nekk mën a tiire ñu ci des loolu bu doon sama sago ñu de ko def solidarité boobu daal Pape moo manqué ci jigéen ñi te dafa war a am nag. ayca di nga doon candidate Bambey. ñu ngi créer condition yi Bambey moom wax dëgg yàlla. moom su Bambey la de. moom la woon de. nguur gi nag bari nañ départemental nga duma leen. nguur gi nag bari nguur gi nag bari nañ pexe ndax xam nga ne maire ba dañ ko ne coppit yóbbu. wax dëgg la waaye nag comme yàlla dogal na ñun conseil ba ñoo fa ëpp doole. ba léegi lu ñu neex lañ fay doxal. moom kay du ma toog parce que damay defanteeg ñoom rek. jërëjëf soxna Aïda maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax.
mais kàddu gu mujj gi lan lay doon. mais Pape xanaa gërëm sant dalal xelu ñëpp. ci dialogue bi ñu nekk. dialogue bi defuñu ko ngir lenn dañ ko def ngir waxtaane mbiri réew mi. dañ ko def ngir réew mi dal. dañ ko def ngir lépp loo xam ne tey moo war a indi violence wala mu war a indi fitna jooju nañ ko arrêté te ñuy ñaan xale yi nañu dal waaye ñuy ñaan tam force de l'ordre yi nañu dal ñoom itam. ndaxte dafa am foo xam ne dañ fa tegoon nguur gi li ko symboliser à la base mooy force de l'ordre yi. ñuy daje ci circulation yi amante respect. fonkante mais léegi ki nga xam ne bu mësee taxaw nga moytu wala nga wàññi sa tànk même boo dee dawal ragalatoo ko ñuy xeex ak ñoom gis ngeen ko Mbuur. gis ngeen ko Ndar ñu ngi massawu pêcheurs yi gis ngeen Jakarta man bi ñu rey Fatick. ñuy ñaan xale yi ñu dal. te ñu delluwaat ci valeurs yi ñu nitam ndey ñu jël suñu responsabilité yaraat ci kër yi waaye force de l'ordre yi aussi culture violence de bu dee kilifa yi ñoo ko fi indi parce que ñoom jàpp nañ ni violence moo war a faj lépp defe naa war nañu dellu gannaaw te jël beneen langage bu dul langage bàkku parce que fañ bi moom mu ngi bëgg a wàccaca di sant di gërëm mbokku téléspectateurs yëpp den dig daje incha allah àllarba bi di ñëw ci beneen gan bu ñuy dalal fii seen émission Face Papa Alé seen chaîne de télévision Sen TV jërë ngeen jëf. Expert Group moo leen doon may seen émission Face à Pape Alé. Sen TV, bienvenue chez vous. fu ngeen mënti nekk ci àdduna ci suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Media téléchargez l'application D-Media ci Play Store wala Apple Store ngir wéy di déglu ak seetaan seen émission en direct en VOD ci Zik FM wala Sen TV taamu leen sunu page YouTube lire seen journal Tribune ak seen site d'information actunet.net D-Media dafa bokk ci yéen D-Media sunu yëf. Le groupe des médias se rapproche davantage des Sénégalais. Partageons notre passion. Vous êtes témoin d'un événement? Filmez grâce à votre téléphone portable et partagez à travers Sen TV et Zik FM. Le numéro WhatsApp des médias 77 639 42 48 77 639 42 48. saa boo leen fekkee xew-xew bu doy waar filmer leen ko wala ngeen bind ko yónnee ko ci WhatsApp bu Sen TV wala Zik FM ñu wesaare ko numéro WhatsApp bu D-Media 77 639 42 48 weer wu nekk nag dinañu neexal kenn ci ñi yónnee ay vidéo yi xibaar groupe des médias ci jaamu yittey askan wi